gis fi ne demoon nga fi ay élection mooy élection chef de quartier yu Nditax donc man bi ma defee sama kii samay enquête gis naa ne dem nga élection 2 fois ñu ne yow yaa gagné mais dama gis ne chef de quartier bu Nditax pa bee la quoi pa Ndoye boobu noonu loolu moo ko waral. waaw loolu la yàlla dogal bu ma nee loolu la yàlla dogal dañuy jël lépp delloo ko ci yàlla. Comme ni ñu waxee bi ñu demee waxtaan ñu ne dëkk bu nekk daal da wut délégué de quartier. ñu ñaari penc yi. ñu waxtaan ñu ni ku bëgg. mu amoon juróomi nit bu njëkk bi sax juróom benn la woon parce que Issa Thiandoum ci la bokkoon. ok ñu ne moom fu mu dëkk. mayu ko pour mu jiite Nditax parce que mu ngi dëkkee ci kaw. ci kaw waaw moom it. ci kaw foofu bokkul ci Nditax. waaw ci Nditax la bokk mais quartier ba ñu koy ba quartier këri kaw. ba ñu ko ba mu milité woon. mu dëkk dafa féete côté Santhie bi. ok léegi nag position géographique bi ñu wax ci mu am amalgame mu nekk nit ku gore. mu doylu. moom it mu bàyyi te booleew ci sax coow dëgg mënoon na coow mënoon na def leneen. mais dafa bàyyi mu des juróomi nit man ak Lamine Ndoye. ak Thiandoum Ciss. ak Aziz Thiom. Abdou Seck. Pour ñu def consensus. ñu waxtaan ñu jiiteel kenn. bu ñu demee. Consensus bi jotul antu parce que mënoon nañu waxtaan ñu ne nañ jiiteel kenn. donc nag bu consensus amulee ci biir ñoo xamante ne. ay ku si nekk dafa soxle. dem vote rek moom moo fa des. ok ñu dem vote ñu def première vote yi nag ay coche la woon da ngay ñëw rek. ki nga nar a votel nga coché. nga nar a votel nga coché. population bi ñoo ko organisé. ok. bi ñuy def loolu. ñu dem ba ay 11h. am benn waay bu fa ñëw. indi fa coow. li tax coow li am mooy bi mu duggee dafa gis ne sama tur. moom moo jiitu mooy que ni ñi jot a coché ñëpp les 90% ci man lañ coché te moom. mbir mi dafa amoon politique. mooy que ni waaw mooy que ni dafa am ñu far. foo xamante ne tey mën nañoo wax ne kooku. si jamono booba. xaw ma nag léegi. nit ñi dañu xalaatoon ne dafa ànd ak socialiste yi. donc mu am politique. léegi kooku tamit socialiste la bi mu ñëwee mu yàq élection yooyu. socialiste maanaam monsieur le maire dafa ànd ak monsieur le maire. waaw mu yàq élection yi. après sax man dem naa fi wuyu ji gendarmerie. ci wax joo xamante ne peut-être voilà noonu laa koy tuddee quoi. wax ju teguwul fen bi ma demee aussi ñu ne ma dégg naa yow yaa indi coow Nditax. ma ne man de indiwuma coow Nditax. ku weddi nag nga laaj waa Nditax. bu mu ñëwee xam ne lu tax. coow am ak ku indi coow. ñu arrêté élection yooyu. ñu am yeneen yoo xamante ne ñu ngi ko def ci biir kër Baye Laye Ndoye chef de village yàlla na yàlla yërëm ko. amiin jéggal ko xare ko aljana. amiin kooku moom dëgg lu ñuy wax chef. kooku mooy chef mooy sama chef it. voilà ba fu àdduna jeexee mooy sama chef mu nekkoon koo xamante ne. moom chef de village la woon wala chef de quartier. chef de village la woon chef de village la woon. voilà mais lu tax loolu noonu continué wul mbirum chef de village yooyu. moom la xamul lu tax continué wul. bugguma ci dugg parce que yëfu état la. mais daal xam naa ne chef Baye Laye Ndoye. ku ma fonkoon la ku ma wóolu woon la ku ma doylu woon la ci écran laay wax. te Nditax seede nañ ko Nditax ñëpp mën nañu seede ne. man ak moom complicité bi ñu amoon. góob ma ne am na ko ak keneen. boo ma fekkee boo ma masaan fekk ma toog ak moom danga naan kii moroomam la toogal. reetaan. maa ngi fàttaliku bés ba ñuy joxe ceeb bi xamante ne moom la ñu Amath Diagne diir mayoon ak ñi xamante ne mooy waa Nditax de diaspora. waa Nditax ñi nekk ci kaw dañu mayoon 500000. ñu boole ko ceeb bi mooy jamono Covid. bi ñu ñëwee di ko waxtaanee ci biir néegam. ku ñëw toog ci suuf ma dugg ci néeg bi ñoom Abdallah ñu ngi fi. non aw yéegal fii. ma yëg ci kaw lal bi toog am na mag mu ñëw ne ko waaye gune bii si kaw lal bi mu ne gune bi la maa gis
toujours que ni bii la may gis te moom rek moo am droit toog si ma kaw la mu nekkoon loo xamante ne vraiment ku ma jox ko micro mënuma wax ba pare te du ma ko ñaanal yàlla na yàlla yërëm ko yàlla na yàlla jéggal ko yàlla xaare ko aljana di wax ni bu ñu waxee def élection yooyu ci biir këram ay bulletins de vote lañ seet parce que comme dafa leeroon bëri dafa transparent woon mu indi coow ñoom El Hadji Moussa ñi nga xamante ne ñoom ñoo géroon élection yi ñu dem seeti ku nekk photoom defal ko ci kayit ba xam ne ku nekk nangam lay voté bi ñu demee ñu dem élection une deuxième fois résultat yi Thiandoum 6 amoon na 16 voix amoon na 17 voix Thiandoum 6 waaw Abdou am 16 voix Abdou Aziz Thiam am 30 voix Lamine Ndoye je crois que amoon na 139 voix man ma am 182 voix 182 voix ma gagné leen ci gagné bu yaatu sax waaw largement waaw mais awma ci nag lu ma naqari lool parce que lu tax awma ci lu ma naqari lool mooy que ni bi ma laajte lu xew dañ ne ma monsieur le maire moom moo nommé par arrêté bi ma laajte aussi nee nañ ma am na droit nommé ku ko neex bu déggee ne ki neex waa dëkk bi neexu ko am na droit nommé ku ko neex man du ma xëccu kon peut-être man maa ko neexul mais nag li ma ci neex mooy dëkk bi muy ña doon wote man maa leen neex te ñooñu ñoo dëkk ndi tax te ba tey ji man ak ñoom ñoo dëkk ñu ngi neexante ba tey donc leneen lu mu def nag du man la concerné aussi vraiment yow pour yow lan mooy sa gis-gis ci loolu noonu lu tax monsieur le maire def loolu noonu gis-gis bi man de gis-gis bi ma ci am mooy que ni vraiment c'est lui le maire mënul liggéey ak koo xamante ne ñoom ñaar seen ay jikko àndul parce que liggéey aussi tàmm nañ ci ànd ak koo xamante ne déggoo ngeen politiquement te man ak moom bokkuñu yoonu politique parce que donc da nga gis ne poste bi daf ko politique quoi du ma wax ne daf ko politiser parce que xaw ma lu tax mu def ko mais daal xam naa ni man ak moom amuñu ànduñu ci benn camp politique peut-être man na am bu déggoon ne àndoon nag moom ci camp politique mu bàyyi ma ak moom mais xam naa ne daal man ak moom ànduñu politiquement te avant mu koy jël aussi am na message bi doon na daw comme que àndul ak moom dina ko jël mais nag au passage du mën ni moom daal moom man maa laajte parce que lu tax ma laajte parce que xawoon na ma jaaxal ndax chef de quartier la fal wala chef du village la fal bu ñu demee koñ bi def pétition ñu dem préfecture sous préfecture bu Diamniadio après comme defoon nañ pétition ne ñun suñu pétition chef de village lañ ci defoon mais sous préfet bu ma woowee daf ma xamal ne du chef de village délégué de quartier la ma ne ko délégué de quartier yi ma yaakaaroon ne maa ko gagné moom it mu xamal ma ni am na prérogative bu fal par arrêté ku ko neex moo tax it jéemuma ci xëccoo moo tax it aussi bii di tax di wax xale yi di coow ma xamal leen ni jarul coow ñun ci biiri bokk jarul coow parce que tey Sàlleen ak Ndoyeen man Sàll laa sant mais tey bu ñu génnee ci côté bi ma génnee man ak waa Ndoyeen ñoo bokk parce que Sini Samba Gueye moo jur Adama Gueye ak Awa Gueye ñooñu ay seex lañ Awa Gueye moo jur Merem Diom Borem Diom jur waa Ndoyeen Awa Gueye Adama Gueye moo jur Dior Gueye moo jur Ibou Gueye Ibou Gueye jur Dior Gueye jur ma donc ñaari seex yi kii dafa bu jigéen bi dafa meññi jëm ni bu góor bu meññi jëm ni te soreyantewuñu moo tax jarul coow ñun bokk neen lañ jarul lu mais loolu noonu est-ce que monsieur le maire defoon na enquête yooyu noonu ba xam ne yéen yow ak nouveau chef de quartier bi ay mbokk ngeen parce que li nga expliqué nii diggante bi xat na de du ma indexé monsieur le maire man du ma ko indexé te lu tax du ma ko indexé parce que mën naa wax nag sama politique mooy ànduma ak moom waaw mais ak lu mën a xew ak lu fi mën a xew du ma ko indexé parce que day ànd ak ñu dëkkandi tax bu déggee ne mbir am na ñu dëkkandi tax te jigee ko
bu may indexé ñooñu laay indexé parce que bu déggee ne lu ñu ko war a leeral la ñooñu ñoo ko war a leeral. mais donc est-ce que kon defuñu ay enquête de moralité parce que am na ay postes yoo xamante ne boo koy fay parfois da ngay def ay enquête de moralité est-ce que defuñu enquête de moralité pour yow. pour man. mën nañ def enquête de moralité. mais tey bu déggee ne da nga jaar sa ñama watelul. ba ñuy def élection. boo jaaree sa ñama watelul lan la ñuy wax. masaa la gis que sa noonu la sanga wala set du am. mais bu ñu jaaroon bu déggee ne def nañ enquête de moralité. jaar si ñi xamante ne ñoom ñoo ma wateel. dinañ ñëw sang ba ma set. bu déggee ne am na sa la ma wax de. dama laa wax ay lébu nag ya leer si diggante boobu. ba mu leer la ni. diggante bi yow bu doon ne tey damay laaj noo mel. ma laaj ke kii xamante ne neexu la. ba boobaa du ma jëlee la ma neex. bu déggee ne nag damay laajte noo mel ma ñëw si say sopp. dinaa xam noo mel. te ni ma mel neexul gëmm. amul ku ko mën a gëmm parce que je suis tellement naturel du ma saaliwu mooy li ma wax rek du ma saaliwu ndi tax mais tey boo jëloon todd ba tubaab jëlaaw ku nekk mën na la wax nu ma mel. donc voilà mais man moom li may wax daal. mooy que ne jotewu ma dara ak ki ñu ko jox. jotewu ma dara ak ki ko joxe. nag bokk ñooy principe. simplement voilà. donc loolu dañuy may sa tradition ñu dugg si politique gis nañ seen meeting bi ngeen def bi la passé ànd taxaw yi yéen. defe naa seen mouvement bi noonu la tudd. di seen leader di Massamba Mbengue bu doon def dimanche passé meeting d'investiture am. gis nañ tamit ba nga ñëwee mbooloo ma nga àndal waaw donc man gis naa ne fii ndi tax yow yaa fi leet naa bi. loolu la yàlla dogal. loolu la yàlla dogal. waaw du ma wax ne man loolu laa dogal parce que nit ñi moomu ma leen. avant may ñëw ci loolu la yàlla dogal. damay wax man. sama politique. fa ma commencé. man politique maa ngi commencé mosuma wateel PS man rek maa judd Sàlleen. ba tey. sama carte mosuma ko wateel PS. sama papa PS la woon sama maam PS la woon. mais bu may dugg ci politique yàggul lool c'était le mouvement soutien Idrissa Seck muy M6. M6. waaw Serigne Mor Mbaye. bu nekk Kell mu doon def réunion fii ci kër Filfili. ma doon fa dem ba mu impliqué ma. ñuy dem aussi man may xam kan mooy Idrissa. ba yàlla dogal ba mu posé candidat. ma ànd ak moom di liggéey. te boobu ba léegi Idrissa laa àndal di liggéey moom laa àndal di liggéey ba tey ji ki nga gën a jige. kooku rek ngay xam. ma ànd ceeg Baba Ngom nekk coordonnateur. bu réew mi yem. ñu nekk ci ba benn instant. Baba ñibbi kër papam parce que ba mu ma ko waxee loolu la ma wax Saliou kat dama bëgg a ñibbi sama kër papa est-ce que doo ñëw. nga ñibbi sa kër maam. ma ne ko manoon ngaa dem de waaye man moom. manumaa dem je reste réew mi. am na nag ñu gisoon jamono. muy élection locale yi passé ma ànd ak waa Bés du Ñàkk. ànduma woon ak Bés du Ñàkk ngir Saliou dafa fekk Bés du Ñàkk Saliou dafa coaliser woon muy Baba moo ko yore woon. mu réew mi coaliser. ak Bés du Ñàkk réew mi nag bu coaliser ak Bés du Ñàkk. forcément damay dem mais réew mi fa laa nekk ba ni may wax ak yow aussi. man maay coordonnateur réew mi. fii ci département bu Rufisque. fan yee passé biñ ñu woowee. ñu dem Thiaroye Mbacké Seck ñu teg débat mooy kan nan ngeen di def ci élection locale yi. bu ngeen ko mane ku nekk fa nga nekk nga bokk ci mburu meeg soow mi ñu ñëw ñu waxtaan fii du man rek maay réew mi. bi ñu waxtaanee ñoom ñu ne. mburu me ak soow mi. duñ ci ñaree ànd ñu démissionné. ñu delluwaat réunion Thiaroye bi ñu demee aussi Mbacké Seck bu mu waxee day naa ko waaye yéen nee na. parce que parti bi fii xamuñu Idrissa. Idrissa mu ngi dëkk fii ci seen. mais parti bi ñun ñi ko ŋànk fii ñun lañ xam. donc nag waaye yéen nee nañu. bu ñu naree ànd ak mburu ak soow. ñu bàyyi. ñu ne ñu am ngeen liberté def li leen seen xel may. parce que yéen a fa dëkk yéen a xam loolu moo tax ànduñu fii ak Benno Bokk Yaakaar bu ñu toogee ñu waxtaan ñu xool kan la ku ñu xalaat ni dinañu déglu. ku ñu xalaat ni parce que c'est ça qu'on cherche un leader. un leader. parce que bu ñu waxee un leader mooy que ni du ku mu la neex rek nga jiitu
tey booy def formation lan ngay wax booy def formation leader je fais la formation de leadership. leadership. Qu'est-ce que cela veut dire leadership? ku mën a jiite. C'est un capitaine de bateau. Capitaine de bateau. Ship, cela veut dire quoi? C'est un bateau. Leader, cela veut dire quoi? Un capitaine. Donc lan moo tax ñu tuddee que leadership il faut en savoir ça pour nga xam kan ngay àndal. parce que bu doon commandant bi rek bateau bi du dox parce que mécaniciens yi ñu ngi ci suuf lii dawal bateau bi mu ngi ci suuf. mu ngi machine. bu dul matelot yi kon gaal gi du yëpp jën. cela veut dire travail d'équipe la. donc nag day am benn leader boo xam ne ci kaw lay nekk. dina mën a gérer équipe bi. dina mën a déglu ñëpp. loolu buñ ci waxtaanee ñu gis ne Baye Mass Mbengue am habitude di wax Baye Mass El Hadji Mass Mbengue moom man na ko parce que booy wax ak moom dina la déglu bu déggee ne wax nga loo xamante ne yenu na maana dana bàyyi bu déggee ne la mu jàppoon la ñu wéyal say ay wax ñu toog ci xalaat ci ñu woo ñoom vieux ak tubaab jalaw parce que kooku aussi mooy sama coordinateur jeune ñu waxtaan ci militants yi ñu xamal ñu ne daal Baye Mass doy nañu bu ñu ñëwee aussi boobu ba léegi loolu la ñu gis ci moom mooy que ni vraiment c'est un leader comme on dit c'est un véritable leader ñu ñëw nag fekk fa équipe boo xam ne doy nañu muy les jeunes leaders ñoom Ibra Diagne ñoom Afa Sène ñoom Baye Modou Boukel boo demee Tubaab Jalaw ñoom Vieux tout ñu gis ne boo demee waa todd ñi ñu Baye Saw ñoom ñëpp ñu ñëw coaliser Issa Seck ñu gis ne yaakaar gën naa am yaakaar mosul yàkkeeku mais yaakaar gën na am ñu ne nag kii ku ko jàppale mu dem loolu moo tax tey ñu taxaw ànd ak Baye Mass ñu ànd ak Baye Mass nag wax nga sànq nga ne keroog ba ma yëgsee ànd nag mbooloo mu takk balaa ñuy ñëw foofu sax parce que sànq dama dégg sa biir wax nga ne di nga doon bañ a ànd ak Benno Bokk Yaakaar waaw mais man par source yi ma am mooy que ne Baye Mass mu ngi jóge si mouvement bi mu ngi si Benno Bokk Yaakaar. xaw ma waaw mën na jóge ci mën na nekk ci mouvement bi mën na nekk ci Benno Bokk Yaakaar. mais man de. aw ma ci lu ma leer. gis naa ne moom candidat individuel. candidat individuel. bu jiite benn mouvement. yow xamoo kan moo nekk si ginnaaw Baye Mass. non Baye Mass laa xam ne moom candidat la. taxaw pour laaj yi jikkoom doy ñu. xam-xamam doy ñu. ñu ànd ak moom. mais nag jéemuñu gëstu. ku nekk ci ginnaaw. ak ku koy pour li ñu intéressé. donc yow loolu ça vous suffit largement. moom la personne ki xamante ne suba moom moo war a jiite yéen. moom kooku moo may doy. des fois ñun problème boobu la ñuy am. ñu naan ki nekk ci kaw. am na daf ñuy dal. lan moo tax ñun waaye yéen. nit nekk ci kaw di ñu dogaloon. diw moo war a jiite yéen diw moo war a jiite yéen. lan moo taxoon aussi ñun bu ñu demee ñu ne ñu dem leen ci mouvance présidentielle. ñun ñu ne du ñu dem ci mouvance présidentielle parce que ay élection locale la ñun ñoo xam fii metti suñu dëkk. kon ñun ñooy jëlal suñu bopp suñuy ay décision donc nag jël suñuy responsabilité weesuwul loola jël ses responsabilités. day toll ci bu déggee na mbir mi nag si dëkk la xewee. nga taxaw ne man maay xool nag nan laay def mais bu tëggee woon ci Sénégal gépp bu boobaa fu idi am fa la ñuy aw mais nag tëggeewul ci Sénégal gépp xam nga fu mu dëkkee tëddee yi commune de Yène la tëggee actuellement voilà loolu moo tax mais nag Baye Mass moom sa personne moom lañ gis ak personnalité am engagement am ak li xamante ne moom mooy expérience am loolu la ñu gis moo tax nag ñu ànd ak moom mais leneen duñ koy xool parce que amuma tendance di xool lu nekk ci ginnaaw wala ku nekk ci biti di ñu dogalal ñun li nekk suñu biir dëkk rek te ñu war ko dogal suñu bopp def naa man loolu rek laay xool. d'accord donc keroog gis naa ne seen meeting bi da ngeen am confiance de trop mbooloo mi moom bari na loolu dégg la mais am ngeen confiance de trop. est-ce que xam ngeen ki ngeen ko seexal. waaw am politique da ngay am confiance. ak lu mu mën a doon. lu mu mën a doon. boo amul confiance too ci génne. looy dugg. amal engagement. amal confiance. parce que comme je l'ai dit. l'engagement il est révélateur de l'individualité de chacun il est aussi la personnalité profonde de chacun. Les gens ils sont engagés. mais si tu vois que les gens ils sont engagés. qu'est-ce que tu vas faire? Avoir confiance aux gens. loolu moo indi excès de confiance bi parce que on a vu que les gens ils sont engagés. et
li tax dinañ ci ñëw parce que lu toll ni Jalaaw bu ñuy dem ci dëkk yu gën a àll gis nga booy dem ba di dem fa ñuy fejee damm yi njamaan da ngay dem ba ci biir àll bi nga gis énergie solaire lampe énergie solaire yi ba ci biir benn terrain de foot boo xam ne dama fay romb jaar naa fa guddi fekkee di football xale yi di football ñun ay yeen fii ci Jalaaw boo ne maa ngi dëkk yeen dañ lay laaj ban région la lu waral loolu pour yow li waral loolu pour man ñi fi nekk dañu waroon a jaay turu yeen mais jaayuñu turu yeen boo nee tubaab Jalaaw ngaa dëkk lañ lay soog a wax boo demee Mbuur gii wala Juwaale gii baa ne yeen la ma dëkk day laa laaj ci benn région la voilà donc boo demee foo man dem boo ne tubaab Jalaaw laa dëkk si lañ lay soog a wax wala boo ne ñangal laa dëkk bu déggee ne ay côté Mbuur Joal côté Cache bi si lañ lay soog a wax mais loolu amoon na bi c'est normal parce que tubaab Jalaaw xaw mooy site touristique bi ñu sëpp moom lañ xam dafa mel ni boo demee Casamance rek parce que xam boo foofu noonu Cap Skirring ñu sëpp moom lañ xam donc boo demee Ziguinchor xam boo ne Cap Skirring ñu sëpp moom lañ xam parce que am na dëkk yooyu yoo xamante ne boo ko tuddee gars yi duñ ko xam mais boo tuddee site touristique bi rek dañ koy xam léegi nag suñu problème mooy que ni ñun duñu ay touristes ñun noo la dalal touristes yi boo demoon tey comme en France ci ji tubaab Jalaaw ñoom dañuy dem ci Google Maps xool tubaab Jalaaw xool situation bi là il dit tubaab Jalaaw mais ñun ñi fi dëkk on est des Sénégalais on n'est pas des touristes on est là mais lan moo tax ñun mënuñu jaay yeen d'accord yow sa programme leader gis nga ne moom mën na jaay yeen ak problème yu bari yi fi am yëpp waaw pour man war nañu mën a jaay yeen ak problème yu bari yi fi am parce que bu ñu jëloon benn mbir boo xamante ne comme supposons à yeen kaw ou à yeen géej boo xam ne produit halieutique rek lay liggéey benn usine boo xamante ne produit halieutique rek lay liggéey tey jii foo tuddee bu tourisme ñëwee à tubaab Jalaaw bu fi nekkee bu waree visiter ji produit halieutique yi fi ñu koy liggéeyee day ñëw yeen bu déggee ne da nga def yeen benn marché artisanal touriste bi bu ñëwee nga jële touriste bi mu ngi dëkk tubaab Jalaaw mais marché artisanal bi fii la nekk yenn kaw wala yenn géej wala todd bu defee mbir yi dana circuler bu defee biir yeen dinañ mën a xam ne foyer des jeunes nga def ko à Lita lu nekk ñu circuler ko comme quai bi ni mu nekk à Ñangal bu defee touriste bi bu ñëwee dina mën a xam ne kat lii mooy commune bi ba ñu jël dara concentré ko ci benn côté loolu moo tax ma ne yeen yomb na jaay ça dépend ci ni ngay déparchiner li xamante ne moom mooy sa produit bi xamante ne moom nga am loolu yeen moom à mon avis yomb na trop pour jaay ko voilà d'accord léegi ñu ñëwaat ci seen meeting bi mais maa ngi naan sànq yow yaay liet naa bundi tax mais am na ku fa nekk de waaw am na benn dam bu am doole bu fa nekk koo xamante ne il pèse lourd sur Gorgui Ciss loolu la yàlla dogal aussi parce que lu tax ma ne la loolu yàlla dogal xam nga àdduna boo demee ba boo yore xaalis rek lañ lay xam boo yorul xaalis xamuñu la tu pèses rien non Adja Kouna moom waaw il pèse lourd si électorat bu Gorgui Ciss waaw sama waay la au niveau de Nditax ak si Jalaaw gi parce que def nañ ay reportage si moom voilà yow yaa ko tudd waaw mais je vais pas citer son nom nga baal mais dama ni mais non attends nañ taxaw foofu sax yow sa contentieux yow ak Kouna qu'est-ce que lan moo si xew lan moo am sama xarit la non sa xarit la d'accord mais lan mooy seen problème yéen ñaar non da di sama xarit rek ñaari xarit sama xarit d'accord bëggoo ci wax continuer voilà au fait li may wax rek mooy àdduna comme man mi tey yàlla dogal na ba may ñàkk dara ba tey jii maa ngi ak nit ñi tey bu ma amoon ay milliards aussi nit ñi dinaa xam man Saliou dinaa xam ne nit ñi toppewu ñu ma milliards yi toppewu ñu ma xaalis bi mais man ma personne lañ ma toppe mais bu yàlla dogalee nag ba boo yoree rek la nit ñi di topp wala tal sa bopp bu baax parce que le problème
fii nii problème mu nit ñi du may leen xaalis problème mu nit ñi yëg leen la problème mu nit ñi surtout lébu saafonte ak moom la te yàlla may na ma benn façon mooy que ne ñëpp laa mën a waxtaanal xale yi fu nekk lay dugg bu déggee ne social bi nga jëkk a wax xam nga ne nga woon si commencement émission bi pour social social du jël rek sama xaalis jox ko nit ñi mais nit dama fiy yee na ma mën day du la amal problème mu jóg sol sama dàll dem waxtaan ak ñaar ñooñu jigéen leen ba ñooñu ñu continuer ki nga defal loolu ak ki nga defal loo xamante ne aussi lu tuuti la mooy que ne kii na guddi nga yëkkati sa oto daw wala nga woo chauffeur boo xamante ne yóbbu na ko nit ñi yooyu la ñu soxla que ne fi ñuy amee jafe-jafe nga ñëw taxaw être présent man nag li xamante ne man moom laa xam ne waa ndi tax am na yaakaar ni loolu la ñuy toppee nit parce que day di population boo xamante ne aussi ñoom bu doylu lañu du ñu toppee nit alal du ñu toppee nit dara mais ki leen yéeg la ñuy topp sama xalaat bu gàtt daal loolu la ñu topp d'accord yow ndi tax moom topp nañ la mais xam nga ajaaku na dara lenn rek mën na ko firndeel parce que boo xoolee nawetaan 2 ans yi amul parce que Covid bee tax mais ndi tax tamit fi mu yegg si nawetaan gëj na fa yegg donc présidente équipe bi ajaaku na Fall man dañu gis nga fi équipe bi toll na tey dañu ma du ma ndax amul sa impact du li may wax dama koy wax toujours bu ma ne amaluñu waa ndi tax njariñ damay wax lu ma neex parce que gis naa ñu mu dimbali te lu ko war la dëgg la te ku mel noonu aussi si dëkk dañuy ñaan ñu am ci fukk nee naa la sama xarit la te moom xam na man xam naa bu ñu nit ñu bàyyiwul nag man ak moom dañuy am ay voilà mais man ak moom amuñu lu ñu jote muy dégg naa mais amuñu lu ñu jote sama xarit la mais bu fekkente ne si ay dégg naa rek la tegu est-ce que pas man parce que man fa dégg neex yàlla comme ni mu la ko waxee bu mu ne lee sama xarit la rek rek sama xarit la quoi sama xarit la sama xaritu mag la voilà li muy def am na njariñ ci dëkk bi te li ma waxoon rek man bu ma wax lu ñaaw ci nit ki amuma ko donc bu yàlla dogalee aussi bañ koy fal président man maa fa newoon comme arbitre duñ koy fal présidente man maa fa nekkoon comme arbitre voteru ma kenn parce que jamono jooja mooy jamono ji xamante ne man lañ jëloon mu représenté le chef du village te j'étais comme maa fa nekkoon aussi comme ab jeune baa xamante ne xalaatoon nee ne moom moo la délégué de quartier bi imam woo ma téléphone aussi pour ma dem arbitrer keroog loolu la ma def arbitrer bu mu gagné aussi ma déclaré solennellement que ni moom moo gagné donc awma lenn loo xam ne am naa ko ak moom ci xaar ma yàlla desewu ñu ba ma wax ko dara dajewuñu aussi ba mu wax ma naka sa dul noonu donc bu ma toogee tey ci émission ñu laaj ma ci moom aussi ma am lu may daw ñii xamante ne ñu ngi suivre mën nañ xalaat ne ñaar ñi kat ils sont accrochés donc dañu bokkul yoon bokkuñu yoon te ñaar bu ñuy xëccoo mbooloo il faut que ñaar ñooñu du ñu neex parce que mbooloo yooyu aussi ku nekk sa mbooloo am na lu mu lay yebe donc loolu la rek mais vraiment li muy def ji la voilà dama koy saluer gis naa ne ñoo xamante ne tey ci dëkk bi jox na leen fa ñuy tëdd ñoo xamante ne aussi yëkkati na si alalam jox leen am na ñoo xamante ne aussi dana togg jox leen lu baax la ñu mel noonu bu ma sañoon grand yow millionnaire ngay doon waaye yéeni kaw wala yéeni géej gi nga dëkk di fa def ay teraanga donc loolu la ñu yéenente nit ñi nañu ñun suñu bopp dañuy yéenente jàmm mais leneen li nag politique bi bu ñu dajee si terrain bi non on se casse la tête mais nag nit ñi yéenente jàmm d'accord donc yow tey boo ngeen amoon projet boo xamante ne pour intérêt di tax la di nga si ànd ak Adja bu ñu amoon wala moom Adja boo amoon projet boo xamante ne pour intérêt di tax dina si ànd ak yow bu si ànd ak yow ndax di nga ko wuyu bu amoon projet boo xamante ne tey pour intérêt di tax la même bu ma ci amul benn man Saliou benn intérêt ma xam ne doomu li tax war na ci mën a am benn intérêt dama koy wuyu ji parce que bokkul ak politique
bu ma gisoon aussi tey loo xamante ne tey moom bu ma ko woowoon tey mu leer ma ni dina apporter son pierre d'édifice dama koy woo mu ñëw léegi mu jàpp ci mais nag tollooguñu foofu mais buñ fa tolloo foofu la nit ñi di xamee ne ñaar ñi réeroowuñu voilà mais nag politiquement bokkuñu ko bokkuñu jëmukaay bokkuñu lieu de fréquentation donc man na aussi des fois comme ni may wax rek ñu koy yëpp mais yow politiquement gisoon na Adja moo la ëpp doole Nditax politiquement du ma wax ne Adja moom moo ëpp doole Nditax loolu moom su dëgg neex yàlla mënuma ci waxangum xam nga lu tax mënuma ci waxangum dañuy liggéey mu ngi liggéey ci ruxum maa ngi liggéey sama rux mais daal dama bëgg ñu bàyyi au soir du 23 janvier ñu xool kan mooy toog maire ba kay ëpp doole rek dana toog maire rek dana toog maire ba mais au soir du 22 daal ci ngoon gi heure bi bëgg naa xam ndax moom moo ëpp doole bu ma ëppee doole ma nangul ko rek moo ko ëppee doole aussi na ma ko nangul rek d'accord Saliou yow soo amoon loo bëggoon wax te laajuma la ko lan lay doon mooy lancé waat appel ci Jalaaw ñëpp ñu jóg ñu wax ci Nditax ak yenn kaw pour diggante bi ratax ku si nekk ñu wax la say droit bu defee nit ki bu amee bu xamee lu ay droit am rek dootul am lu mu xëccoo ku yenn kaw xamee ne dafa war a bàyyi waa Nditax ñu jaar ci tali bi dem mu bàyyi leen bu Nditax xamee ne aussi moom it dafa war a jaar ci tali bi sans def leneen continuer rek dem droit yi bu ko nit ñi xamee rek diggante boobu dana retax di lancer appel di wax ni aussi waa Jalaaw ñu jéem a jàppale lu mel ni Jalaaw TV parce que loo xamante ne gëjoon na am nga gis ay manifestation yu fiy am ñi xam ne mënuñu dem toog ci kër yi di koy am en direct parce que am naa lu ma marqué keroog parce que j'ai un copain qui m'a appelé l'autre jour en me disant que Saliou je te suis en direct sur Jalaaw TV ci bitim bi et c'était une fierté di dégg loolu ci gémmiñu ñi nga xamante ne ñoom ñu ngi toog ci kër gi te mënuñoo ñëw askan wi nag ñu jàppale leen parce que ndaw boo koy jàppale merci sax jàppale na ndaw encouragé ko jàppale na ndaw mais aussi boo amee loo xewle nga woo ko li nga am as néew nga jox ko ci mu filmeel la aussi defalal la ko ba mu rafet parce que bu boobaa aussi dana ko jàppale bu kenn xeeb dara média yi la ñu am fii ci Jalaaw te ñi nekk ba bitim réew ñu ngi kontaan ci yéen parce que lu xew yéen tey ñoom ñu ngi koy dund ak ñun te loolu daawul am donc loolu bu amee ci dëkk bi du ma toog ak yéen ci plateau ba mu jeex aussi te du ma leen remercier du ma toog ak yéen ba mu jeex aussi te du ma woo askan bi à ce que ñu jàppale leen yéen ñi xamante ne média yi nekk ci Jalaaw yéen ñëpp surtout waa Jalaaw TV merci beaucoup ñu ngi lay sant di la gërëm di sant nag waa Jalaaw gépp di remercier waa Jalaaw gépp di wax ni ni ñu koy waxee rek ak lu mu metti metti ñun ñëpp ñoo bokk lu waay xaste sa bopp nga xas lu waay dóor yaa koy fajit suba donc comme ñun la ñun kese ci Jalaaw ak waxuma Nditax ak yenn kaw mais Jalaaw parce que élection mi ngi ñëw nañu xam ne rek ñunu neen la di lancer appel jeunesse bi que ni jarul xuloo jarul xuloo bi ak xeex bi lenn rek la war a doon mooy jour boobaa ku nekk jël sa kanam dem fa dem si toog di ñaan daal jàmm ci dëkk bi di nuyu waa Jalaaw ñëpp di ñaan ñëpp jàmm yàlla mi am jàmm yàlla na ko may sax ba faw merci beaucoup donc mbokk yi doon seetaan seen Jalaaw TV seen émission loolu à la rencontre de tey ñu amoon contentement di dalal monsieur Saliou Sall ñu leen di wax dig lu yàggul dara si seen beneen numéro merci beaucoup